bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil arifin wa imam as-siddiqin mawlana abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafa'ihil muhtadin wa ahli tariqatihi faizin ar-rabihin amma ba'du. ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yenentam bi alayhi salaatu wassalaam ñi ngi ñëw ci suñu jotaayu al-kunuzul ashara ñu ngi ci al-kanzu saani ci maratibul wujud gisoon nañ ci suñu jotaay yu weesu li nga xam ne moom mooy martaba yi nga xam ne ñoom ñooy yu njëkk yi ci wàllu nekkteef fi Allah subhaanahu jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moom mooy nga xamante ne moom mooy nekkteef gi nga xamante ne mooy al waajibul wujudi li zaatihi mooy ki nga xam ne ak nekkam dafa war ngir jëmmi boppam te ñàkkam mënta nekk dafa jomb subhaanahu wa ta'ala ñu gisoon ne dafa am nekkteef goo xam ne moom la njëkk amal te nekkteef googu tamit ak amul fu mu tàmbalee ci jamono maanaam ci temps bi amul fu mu tàmbalee boroom subhaanahu wa ta'ala moo ko amal ci coobareem ci ñaareelu martaba bi waaye du lu ñuy situer ci temps bi wala ci espace bi boroom subhaanahu wa ta'ala lépp lu mu amal nag ci nekkteef googu la ko amale moom mooy li nga xam ne mooy an nuurullahu zaati leerug yàlla gi nga xam ne mooy ko jóg nekkam moom la ñuy wax aynullahi moom la ñuy wax maanaam al haqiqat al muhammadiyya moom la ñuy wax an nuurul muhammadi muy leer goog nga xamante ne moom la boroom subhaanahu wa ta'ala amal te lépp lu mu amal ci moom la ko amale ci suñ jotaay bi weesu duggoon nañ ci benn mbir mu am solo ci maanaam muy notion bu am solo ci wàllu googu te mooy li nga xam ne mutakallimuna yi mooy ñi yëngatu ci ilmul kalam mooy théologiens yi dañ koy tuddee al jawharul fard donte ñoom wuute nañ ci naka lañ koy melale ak nan la amee gisoon nañ ci suñu waaye dinañ ci ñëwaat incha allah ñoom gis-gis biñ ci am te gis-gis boobu nekkul gis-gis bi nga xam ne mooy bi gën a mat dëgg-dëgg xaqiqatan ñi nga xam ne ñoom ñooy akabirul aarifina yi radiyallahu anhum ñoom xam nañu existence bi donte kenn ku ci nekk ci ñoom ni nga koy xamee ak ni nga xamante ne noonu nga koy gisee mën na wuute ci kenn jëm ci ki ci des maanaam ak xóotaayu ni nga xamante ne noonu la mel ak lan la représenter dëgg-dëgg gisoon nañ ci suñu jotaay bi weesu ay junj yuy tegtale ne boroom subhaanahu wa ta'ala wala jotaay bi ko jiitu ne boroom subhaanahu wa ta'ala day junj xaqiqa boobu muy réalité intrinsèque boobu ak ruuxul muhammadi al ahmadi sallallahu alayhi wa sallam di ruux bi nga xam ne mooy ruuxu yent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne mooy bu cosaan bi ak ruuxul azam ruux bu mag bi te moom mooy bi nga xamante ne mooy dëgg-dëgg jëmmi alquran bu cosaan bi nga xamante ne leer borom bi la subhaanahu wa ta'ala loolu gisoon nañu ci alquran ak sunna sax maanaam ay mbir yu bari yu koy tegtale yoo xamante ne yenn yi junj nañ ko yeneen yi amaan na dinañ ci ñëw incha allahu ta'ala yenn yi naka jekk romb nañ ko ci ay jotaay yu baree bari ci lu weesu moo xam ci téere bii la moo xam ci yeneeni jotaay yi nga xam ne dañ ko sampal yeneeni téere ak yeneeni mbir maanaam yenn sujet jotaay yi nga xamante ne kon leeru yenent boobu alayhi salaatu wassalaam nga xam ne moom la borom subhaanahu wa ta'ala amal muy nekk al barzakhul a'zam muy dig-digal bu mag bi ñi nga xam ne moom la ñuy wax akabirul aarifina yi kon niñ ko xamee day wuute am na ci yenn maanaam melo yi muy feeñee wala yi mu feeñee ci ay maratib yu wuute yoo xamante ne jotoon nañ ko tudd ci suñ jotaay yi weesu ci tudd maanaam ar-ruh al-aql
al qalam aqal awal maanaam al qalam di tudd maanaam nafsul kulliya muy lawhul mahfuz nga xamante ne ak yi nga xam ne ñoom ñoo ci topp yëpp al huyula at tabi'atul basita muy huyula muy voilà tabi'atul basita muy nature bi nga xamante ne amul lu ko composé voilà ak yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci al anasir mooy éléments yi les 4 éléments yi nga xamante ne moom lañ gisoon ak ñoom ci liñ jóge voilà ak li nga mën a wala wax liñ joxe ak li nga xamante ne moom mooy al jismul kulli mooy le corps universel mooy lépp nga xamante ne lu am jëmm la maanaam lépp lu nar am rek ci jismul kulli boobu la génne loolu te maanaam ci niveau yooyu yëpp maanaam ak matale googu yëpp moom mooy al jawharul fard ñu gisoon ne tur bi nga xam ne moom la gën a lamboo moom mooy bi gën a matale mooy jawharatul kamal voilà gànjar bi nga xam ne mooy gànjaruk mat dinañ ci ñëwaat incha allahu taala waaye kon fi nga xamante ne moom la ñu tolloon mooy boroom subhaanahu wa taala ba mu amalee maanaam tey bu ñu xoolee adduna bi ni nga xam ne noonu la boroom xam-xam yi ñi yëngatu ci wàllu physique masalan dañuy wax ay notion yoo xamante ne maanaam dañu gis ne ay loi yoo xamante ne par exemple mooy nazaratu nisbiya bu nazaratu nisbiyatul amma ak nazaratu nisbiyatul xaassa mooy théorie de la relativité moo xam bu général bi la wala bu particulière bu relatif bi yooyu maanaam bu particulière bi ak yi nga xamante ne ñu maanaam ñoom ñooy wër-wërloo ci yooyu yëpp yooyu day dafa am taqatul xaraka énergie cinétique maanaam yooyu yëpp day dox day nekk dëgg ci ay conditions maanaam mooy ci lépp loo xamante ne dafa jokkaloo maanaam mooy adduna bu mag bi mooy au niveau macroscopique loolu macro wala boog macrocosmique lépp loo xamante ne dafa yaatu mag rëy day loolu day mën a nekk dëgg waaye bu ñu demee ba nga xamante ne dafa ndaw nekk lu tuuti loolu mécanique comme moom fay dugg mooy mécanique quantique te comme niñ ko gisee woon mécanique quantique théorie maanaam kii yi ciy dox loi yi ciy dox da ngay gis mënuñoo dox ci relativité bi duñ mën a dox duñ mën a dox foofu mais li nga xam ne ñoom ñooy dox ci relativité bi tamit duñu dox ci mécanique quantique loolu nag li ko waral dafa simple maanaam différence bi gën a rëy bi nga xam ne moom lañ am ci buñ koy tënk comme niñ ko waxee ci suñu jotaay bi weesu mais ñu gën ko tënk mooy différence bu gën a mag biñ am lenn la mooy li ñu tudde al ittisal wal infisal maanaam ak jokkoo aku dog-doge xam nga jokkoo mooy lan mooy ne mécanique mooy d'ailleurs newtonienne bi ak maanaam yëpp yi nga xamante ne quwwatul jazibiyya daf ciy dox quwwatul jazibiyya mooy pesanteur les lois de la pesanteur daf ciy dox ak yeneen yi nga xam ne ñoom ñoo ci aju yëpp loolu day daw su fekkente ne dañu supposer ni mbir yi dafa am ak wéy ak continuité ci mbir yi c'est-à-dire que lenn lu ci nekk muy espace bi ak temps bi yëpp dafa continue ci loi boobu ci lu mel noonu ci lay doxe alors que mécanique quantique moom ci li muy dox mooy yi nga xamante ne dañoo tuuti ay photons yeeg yooyu nga xamante ne dañ naan jóge na fii feeñ na fee maanaam jamono ji muy jóge ci benn niveau bi ci benn niveau d'énergie foofu lay maanaam jamono ji muy riiri fii lay nekkee ci feneen et que infisal da cee am maanaam ak jokkaloo amu ci lépp tàqali ko
xëy na question maanaam léeg-léeg nit mën na ne mais c'est que voilà yi ngay c'est que bon ay mécanique quantique relativité c'est que loolu amul rapport ak spiritualité xam nga loolu nit ki mën na wax loolu ci xelam mais xam-xam yi ñoo lëkkaloo ñoom ñoo nekk loo xam dañoo duggante ba nga xamante ne boo nekkee ci benn looy gën a yaatal beneen di ko ci dolli sax xam-xam bi ngay am ci bii nga ne di gën a xóot di gën a précis di gën a sew di gën a rëy en fait amuñu différence bu exister parce que réalité rek lañuy xool lan mooy dëgg lan moo xew te loolu buñ koy xam buñ xoolee moo tax alquran mooy ummul ulumi mooy ndeyu xam-xam yi c'est-à-dire que xam-xam yëpp ci biir alquran lañ ne loolu nag du ay waxi kese ak ay lu ñuy yaakaar kese wala di ko foog xaqiqa la c'est-à-dire que réalité la boo xamante ne c'est une réalité immuable xaqiqatun sabita la mooy dëgg la goo xam ne dafa sax du yëngatu kon du ay ñu ci jàdd léeg-léeg di ci am luñ ci wax te loolu daf ñuy dimbali maanaam li ñuy wax ni bu ñu foog ne dafa leneen la déedéet daf ñuy dimbali pour ñu mën a xam effectivement que ni voilà que effectivement li ñuy wax ni maanaam dëgg la et que xam-xam yëpp dañoo jàppale loolu dañ koo dëggal dañ ko wéral mais maadaama ne ñi ngi nekk xam-xam léegi tey bu ñëwee ci kon xool ne ñoom ñi loi yi dox ci bii du dox ci bee lu tax loi bii dox ci bee du dox ci bii mu mel ni comme si dafa am benn contradiction bu fi nekk boo xamante ne maanaam dëgg-dëgg du contradiction mais gars yi dañoo maanaam ba léegi monde scientifique bi li ma ci jublu mooy physiciens yi et cetera ak accès guñu ba tey ba gis différence bi lan la maanaam lan moo tax ba nan lañ mën a def ba relier maanaam ba dajale ñaar yi et que mu nekk benn loi bu dëggal lépp loolu nag xaqiqatan moo xew mais sauf que li nga xamante ne moom la gars yi yaakaar ne ñun suñu adduna bi suñu bind bi man ak yow ni ñuy nekkee nii par exemple li ngay gis nii ci écran bi nii en réalité ci sa écran maanaam da ngay gis sama jëmm man di gis may wax di yëngal samay loxo ak yu mel noonu en réalité benn écran moo fi ne maanaam benn point la li ngay gis muy yëngatu di yëngatu benn mbir la buy créer waat di répéter waat ci ay anam yu wuute ci ay formes yu wuute ci ay facettes yu wuute mais benn mbir mi la moom moo am ay feeñuwaay yu wuute moo tax ngay gis ci écran bi changé wul matériel bi nga yor changé wul amul lenn lu ci changé sauf que image yi day changé li ngay dégg day soppeeku di jóge ci benn son dem ci beneen son et que buñu leen boolee ci ngay gisee maanaam ngay dégg li may wax mu wuute ak li nga déggoon sànq et cetera ba pare ngay gis sama image bi mu wuute ak li nga gisoon sànq li ko waral nag te pourtant affaire bi yëngatuwul bougé wul parce que lépp day créé wu ci même mbir mi parce que lépp dafay xewee ci benn mbir mi wala bu la neexee nga waxee ko neneen mooy benn mbir mi mooy xew ci ay façon yu wuute waaye mbir yi dañoo jege wantoo maanaam dañoo takkaloo borom subhaanahu wa ta'aala mi ngi junju masala boobu ci ba fi aaya bi mu naan inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hasisa dégg nga baat bi yatlubuhu hasisa wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakharatun bi amri ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin li wér mooy seen boroom kii toppatoo seeni mbir yar leen amal leen ci njaalbeen ba ca jeexital ga kooku mooy Allah mooy buur yàlla moom mi nga xamante ne moo bind asamaan yi ak suuf si ci juróom-benni fan en fait juróom-benni fan yooyu en réalité fan yëpp ci àdduna juróom-ñaari fan kese la amul bu leen juróom-ñetteel juróom-ñaari fan kese moom la boroom subhaanahu wa ta'aala bind et que juróom-ñaari fan yooyu benn fan bi moom mooy ñun bi ci bi ñu ne mooy bi mu bindee asamaan ak suuf boobu ci bi ñu ne mooy yëngatu
voilà mooy soppeeku di am ay facettes yu muy wuute yi muy amee et cetera amaan na dinañ ci ñëw peut-être ci yeneeni jotaay fan yooyu muy juróom benn fan la bind asamaan ak suuf si fii sittati ayyaamin summa stawaa alal arsh topp muy yem mooy ci arsh yughshi layla nahaara maanaam ni nga xamante ne noonu la bindee lépp ba lépp am mooy ñun suñu àdduna ñun parce que sinon malaaka yi ñoom ci seen ordre maanaam ñun dimension yi ñu am mooy juróom benn dimension muy six yi muy juróom benn fan yi muy wax mais que ñi nga xamante ne mooy ñooy malaaka yi ñoom ñetti dimension lañu am mais ñetti dimension yooyu moom mooy kon benn bon mën nañ ko tuddee maanaam ñun ñetti dimension parce que ñetti dimension yi moom moo joxe maanaam ci kaw ci suuf muy benn ci kaw ci suuf ci kanam ci ginnaaw ndeyjoor rek càmmoñ maanaam muy juróom benn muy ñetti dimension yooyu noonu bu dee malaaka yi benn la mooy lahu ma bayna aydina wa ma khalfana wa ma bayna zalika wa ma kana rabbuka nasiya dégg nga loolu muy ci kanam ak ci ginnaaw bu dee jinne yi comme li Iblis wax ñoom ñaar lañ am voilà mooy wala te yenn bayna aydim wa khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne des na ci kaw ak ci suuf maanaam Iblis ne dinaa leen dikkee ci kanam ak ci ginnaaw ci ndeyjoor rek ci càmmoñ moo tax ñun suñ dimension bi ñu nekkee moo gën a complète moo gën a mat voilà mais jinne yi dimension bi ñu nekk moo tax ñun duñu leen gis ah innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum daf leen di gis yéen ak seeni maanaam Iblis da leen di gis moom ak gaayam yi moom ak gàngooram gi askanam foo xam te ne yéen doo leen fa gis malaaka yi nekk ci beneen dimension bu gën a sori bu gën a xóot encore voilà mais ñun suñ dimension moom moo gën a mat kon topp mu yemoo ci kaw arash mu ne yughshi layla nahara yughshi mooy mu sëyëg moom maanaam mu sëyëg al layla guddi al nahara ak bëccëg comme mooy wal layli iza yaghsha comme falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan fa marrat bi gis nga yëpp alquran day firi alquran baatu alquran yi loola tax xeet tartil googu am ci solo moom mooy baat boo jël nga xool fi mu nekk yëpp ci alquran nga xam maanaa bi dëgg-dëgg lan la kon mooy dafa sëy ak moom kon guddi gi yughshi layla nahaara guddi gi ci bopp bëccëg gi guddi gi moom moo sëy ak bëccëg moom moo jur bëccëg gi voilà mais mu ne yatlubuhu hasiisan daf koy topp maanaam mooy produit yi muy génne li muy génne tout le temps daf koy topp hasiisan maanaam hasiisan baatu hasiis mooy ci gaawaay maanaam dafa gaaw loolu moom moo tax loi universelle yi nan la demee mooy ne adduna bi ni mu demee mooy bépp mbir boo gis suy am ni muy suy xew day wàcce day tànn yoon bi gën a gaaw maanaam day tànn yoon bi gën a gaaw lépp luy wadd lépp luy daanu lépp luy yëngatu lépp luy maanaam tout le temps daa iman day tànn yoon bi gën a gaaw xataa nit ki tey bu fekkente ne wala benn mbir dafa war a daanu war a damm wala yooyu noonu maanaam moom day tànn fan la gën a baaxe et cetera loolu yëpp mooy mu ngi ci secret wu yatlubuhu hasiisan voilà mooy day topp c'est-à-dire que ce qui fait que benn mbir su xewee mbir mi day gaaw a xewaat ba nga xamante ne nit ñi dañuy yaakaar ne mbir mi benn mbir maanaam même mbir mi la et que jokkaloo daa am ci mbir yi en réalité jokkaloo amul fii xalqin jadid lañ ne comme ni nga xam ne noonu la Alxuraan waxe bal hum fii labsin min xalqin jadid voilà li fi nekk mooy ne ñoom dañoo nekk ci lënt-lënt moom dañoo nekk ci lënt-lënt ci mbind mu bees parce que borom subhaanahu wa ta'ala en réalité benn mbir mi xew te mooy jawharatul kamal boobu ñuy wax nga xamante ne mooy réalité yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mooy manifesté wu ci ay facettes yu wuute ci ay anam yu wuute ci maanaam mais ci anam goo xamante ne à chaque fois maanaam mbindeef da ciy feeñe looloo tax mbindeef yëpp ci leer googu lañ génnee et que à chaque fois que borom subhaanahu wa ta'ala day créer mbir yi maanaam da leen di amal mbir mi dara du comme li Lavoisier wax rek bon waxuñu ko pour waxam mais que loi physique yi réalité yi loolu lañu wane mooy dafa ne rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme amul lenn luy
luy ñàkku déedéet amul luy beesaat di am déedéet lépp day transformé wu te loolu mooy dëgg maanaam mbir mi benn mbir moom moo fi ne ni mu benn am moo fi nekk di dëgg benn la et que à chaque fois forme yi muy jul transformation yi muy am maanaam kon soppeeku gi ak feeñ gi muy feeñee nii feeñee ne loolu moo lay jox impression que ni mbir yi dafa wuute maanaam tey nit ki day maanaam bu déplacé woo maanaam c'est pas parce que dafa am continuité déedéet c'est parce que dafa ñàkk a nekk fi amaat feneen et que maanaam am na benn seconde rek ci ginnaaw ki doon wax ba tey nekkatul kii di wax tey léegi nii déedéet te nekkul ci seconde bii di ñëw kii wax parce que à chaque fois borom subhaanahu wa ta'aala day génn kenn amal keneen day génn kenn amal keneen continuité boobu maanaam mbir mi ni muy toppantee noonu mu nuru ne lu continuité dafa am mooy laps gi gaa yi nekke maanaam mooy lënt gi nga lënt mooy laps comme li ma talbisuuna al-haqqa bil baatil wa taktumuuna al-haqqa wa antum ta'lamuun lu tax ngeen di nëbb dëgg di ko jaxase lu tax ngeen di jaxase dëgg caaxaan ngeen di nëbb dëgg te fekk yéen xam ngeen gis nga talbisuuna mooy laps voilà mooy mbir mi day sol yére yu bees mooy gis nga libaas moo tax yére mooy libaas maanaam day gis nga nit ki su solee yére bu bees day nekk keneen en réalité même nit ki la mais forme yére bi bon voilà selon ak colinam maanaam ni muy feeñee day wuute voilà loolu moom moo ko indi kon pour wax ne ñaari réalité yi benn réalité lañ loolu moom moo tax comme niñ ko gisee woon Seydina Asif radiyallahu anhu bi mu jëli ji kii bi arash bi mooy trône ci Saba Yaman indi ko Palestine ci diggante xefa xippi même pas parce que tout simplement dafa ñàkkal mbir mi fële indi ko fii amal ko fii jeex na mais loolu noonu c'est parce que maanaam dafa percer réalité boobu moo tax borom subhanahu wa ta'ala may ko mu mën jëlee mbir mi fële indi ko fii parce que tout simplement entre tey bu doon ci nit ñu normal yi bu ñu koy toxal dañuy yanu benn mbir di ko déplacer par point mais point yi gën a jege wanto ci li ñu mën a gis ñoom noonu lañ koy gisee alors que moom ak tey mu jóge woon fii Yemen créé wu Palestine benn la ci borom subhaanahu wa ta'ala parce que réalité bi noonu la demee mooy ne mbir yi xewuñu ci benn point kese c'est-à-dire que yow même boo toogee sax da ngay yaakaar ne ci benn point rek nga ne déedéet yaa ngi jóge ci benn di dem ci beneen loolu yëpp ci feeñu borom bi subhaanahu wa ta'ala ni mu la feeñale à travers réalité boobu nga xam ne moom mooy al jawharul fard nga xamante ne ci la lépp amee voilà ci la lépp xewee ci cosaan léegi nag lii nii c'est vrai que gën na xóot que li mutakallimuna yi comprendre ci mbir mi ndax mutakallimuna yi ñoom liñ ci comprendre bariwul dara te dinañ ko tudd incha allahu taala mais que rek dañu bëggoon au moins préciser maanaam explique wax ne loolu xaqiqa la boo xamante ne maanaam bu am la boo xamante ne ni mu demee noonu et que dafa jafe comprendre dafa jafe que nit ki mën ci teg bët wala boog te teel ko gis wala mën koo ràññee mën koo xàmmee mais maanaam mbir mi noonu la demee loolu moo tax mooy gis nga kullu yawmin huwa fi sha'nin bis bu jot borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ci ay mbir voilà maanaam mbir yi tout le temps dañuy créé wu dañuy amaat dañuy am leneen day feeñ maanaam day feeñal ay mbir moo tax ay umurum yu di xaal ay mbir yu muy feeñal la mais du yu muy tàmbali voilà kon loolu moom moo tax xaqiqatan bu ñu maanaam boo comprendre ni affaire bi noonu dong la demee en réalité di nga comprendre lu tax bu affaire yi demee ba tuuti dans l'infiniment petit comme niñ koy waxe bu affaire yi demee ba tuuti ñuy gis réalité boobu ne mbir mi day jóge fii dem feneen et que buñ commencé dugg ci infiniment grand rek maanaam buñ commencé dugg ci grandeur yi rek léegi la ñuy daal di commencé gis mel ni continuité daa am en réalité continuité amul li xew dans l'infiniment petit mooy réalité vraie bi et que
buy gën di rëy day mujj dem ba banaliser wu maanaam nga foog ne mbir mi dëgg-dëgg noonu la demee fekk demewut noonu voilà day toxu jóge fii dem feneen te moment bi muy créé wu fii bi muy jóge fi moom lay créé wu feneen comme d'ailleurs boo xoolee borom subhanahu wa ta'ala bi muy wax ci trône boobu mu ne fa lamma ra'ahu mustaqirran indahu gis nga ba mu ko gisee mu sax fa moom maanaam gis nga fa mu nekkoon jógewu fa sauf que borom subhanahu wa ta'ala daf ko créé waat ko feneen contrairement à ce que la ñeneen ñi lu ñu doon mën a gis voilà maanaam suñu diggante bi ñu tàmbalee wax bi ak léegi par exemple jël nañ fi âge ku nekk ci ñun ñi jël na fi âge c'est vrai que ay secondes la ay tiers la et cetera mais jamono buñ ko xoolee di ko delloo ci li gën a tuuti ci jamono liñ mën a dellu ci temps bi gën a tuuti ci liñ mën a wax dañuy gis ne lu baree bari la par rapport ak biñ tàmbalee jotaay bi ak léegi kon gën nañ fee màggat gën nañ fee jël âge voilà hein voilà donc loolu ay réalité la mais que âge boobu loolu lan moo ko indi mooy ne guddi gi ak bëccëg gi maanaam en tout cas parce que borom subhanahu wa ta'ala daa iman loolu lay faral di tudd guddi bëccëg et cetera maanaam du tudd jamais temps moo tax zaman ñëwul jamais ci alquran ci baatu zaman déedéet jamono parce que dafa existé wul dans la réalité voilà li existé mooy saa waxtu yawm layl nahaar shahr yooyu ñoo existé sana voilà yooyu existé nañ te loolu li ko indi après dinañ ci ñëw ci kanam incha allah amaan na mais li nga xamante ne kon moom la ñu war a tudd fii balaa ñuy tàmbali maanaam di yeggale fi ñu tolloon ci téere bi mooy tey nit ki su ne mais jawharu fard boobu noonu mutakallimun nan lañ ko xamee maanaam wala bokk lan est-ce que existe na dans la réalité en fait lan mooy dalil bi wane ne yow xaqatu Muhammad bi ngay wax parce que c'est vrai que dinañ ko dégg surtout aarif billahi di ko wax ak yu mel noonu mais ci xel yow ci sam xel nin mën a taxawee ba saxal nekk borom subhaanahu wa ta'ala ak amam mais yow nan nga mën a waxee ne nekk jawharu fard boobu am na maanaam te yow nga bëgg ko tuddee nga ni baat bi mu gën a yelloo mooy jawharatul kamal voilà mooy jawharatul kamal voilà déjà ñu bàyyi xel benn mbir subhaanallah dafa am réalité dafa am lu ñuy wax la longueur de Planck c'est-à-dire que tey bu ñu xoolee ñun fi ñu ne suñu niveau bu ñu dellu ci di xool mbir yi tuuti yi fi nga xamante ne foofu la dañuy am suñu bët boo xam foo xamante ne fa la mën a yem même tey bu ñu jëloon ay microscope di ko xool day am fu mu mën mbir mi mën a yem mais bu ñu demee dem ba nga xamante ne fa la mbir ya yem carrément en tout cas de manière théorique loolu la ñu tuddee la longueur de Planck mooy ban distance la mooy séparer entre ñun wala boog en tout cas ban distance la mbir moom wala longueur la mbir moom gën a mën a yor bu boobaa dañuy gis ne 1 virgule xoolal bu baax 616 255 18 10 puissance moins 35 mètres loolu la maanaam longueur de Planck loolu la dañuy faral di wax rek 1,616 10 puissance moins 35 loolu la ñuy wax mais en réalité chiffre bi tegu ci 616 mooy 255 et que li tegu ci 255 mooy avec kii bi li ñuy wax kii erreur bi d'accord maanaam pour xool nag maanaam marge d'erreur bi mooy 18 moo tax dañ koy def en parenthèse après 10 puissance moins 35 mètres gis nga chiffre boobu xaqiqa bu yéeme la daf ñuy delloo ci feeñu waayu jismul maanaam élémentaire u jawharul fard feeñu waayam parce que daf lay delloo ci nekku borom subhaanahu wa ta'ala wét gi mu wét di càppaculi mooy ci cosaan 616
tudd nañ ko fi lu bari da lay delloo ci salaatu fatiha existence de la réalité mohammedienne primordiale originale muy 616 255 bi en fait code la c'est-à-dire que tey bu ñu xoolee octet yi ci code couleur yi dañuy dem de 0 à 255 ci loolu la ñuy dem mooy kon boo jëlee benn couleur donnée partie yi mën a am yëpp il y en a 0 ba 255 façons yu mën a changer léegi soo jëlee loolu 0 ba 255 kii couleur yi noonu ni mu mën a changer tel li informaticien yi gaa yaa ngi fi xam nañ li may wax ñoom ko gën a xam sax niñ koy ñoom niñ ko naroon a mën a expliquer sax moo gën a garaaw mais maanaam loolu code maanaam loolu noonu dafa am lu muy leeral déjà wiitaayu borom subhaanahu wa ta'aala ci feeñuwaay yu wuute yi lépp loo gis kon ci leer yi mbir yi loolu la parce que 0 ba 255 en réalité moo tax ñu naan 256 la te 256 mooy nuur la lumière mohammedienne primordiale façon feeñuwaay yu wuute yi rek la bu dee leer gi nga xamante ne mooy 255 bu dee 255 sax moom en soi moom mooy nombre ayatul kursi mooy 255e verset ci saaru alquran ci suratul baqara di tegtale wéetaayu borom subhaanahu wa ta'aala ci cosaan ak ni mu nekkee càppaacoli ci lépp voilà aaya bi ko mottali muy 256 moo tax voilà wal aliyyul azim mooy bu 255 ba ci wallahu samiun alim muy 256 maanaam di tegtale kon lan nekkaayu borom wéetaayu borom subhaanahu wa ta'aala feeñu waayu wéetaayu borom màggaayu borom subhaanahu wa ta'aala boo xoolee moo tax ayatul kursi alif la tàmbalee jeexee mim allahu jeexee azim comme salaat fatiha allahu allah alif jeexee azim léegi loolu waa 10 mooy ak mat feeñuwaayu matu mbir yëpp 10 puissance mooy 35 nag léegi 35 boobu beneen xaqiiqa la mooy daal sourate Ikhlas yëpp daal lañ jeexee parce que daal en fait 4 la mais ak niñ koy bindee ci bastu mooy daal alif ak lam daal muy 35 ce qui veut dire que mooy ne kon 35 réalité existence bi parce que alif bu cosaan bi yéen borom bi subhaanahu wa ta'aala wala boog bi feeñal Yonent bi sallallahu alayhi wasallam xaqiqam alif boobu moom moo manifesté wu maanaam moom moo dëng rek xam nga daal loolu rek la mooy alif bu def nii loolu rek mooy daal ab alif nii nga daal di koy wengal muy daal maanaam nit ku taxaw bu toogee mooy daal taxawaay gi mooy alif toog gi mooy daal borom subhaanahu wa ta'aala dafa perfection daal di amal mbindeefam bu parfait muy jawharatul kamal muy réalité Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci cosaan kooku mooy alif bi mooy perfection bi mais bu mu feeñee ci mbindeef yi dafay indi mbindeef yi feeñal leen ci anamu imperfection muy daal bi muy 35 boobu voilà loolu donc c'est une réalité boo xam ne effectivement physiciens yi duñ ko xam bien sûr mais à part peut-être que ku spécifique ci ñoom trop mais maanaam juste pour wax ne loolu dafa c'est important mooy li gën a tuuti li mën a exister ci liñ mën a ci lu mën a ne maanaam mooy longueur de Planck boobu ñuy teg mooy l'infiniment petit léegi nag fan mooy atlas xam nga dafa am fi bët mën a yegg mooy l'univers observable maanaam mooy bët fi mu mën a yegg fa mu mën a yam mooy falakul atlas bi parce que justement li nga xamante ne moom mooy jismul kulli bi biñ doon wax ba yegg si fa mooy le corps universel à partir de moom ci la après ci suufam ci la falakul atlas ne al falakul atlas mooy l'univers
mooy li gën a mooy fi observable mooy le monde observable univers observable fi gën a tuuti maanaam à partir de foofu jëm kaw kenn mënu koo gis di gën a suufee loolu rek lañ mën a gis mais falakul atlas boobu mooy l'univers observable fi mu mën a yem xoolal chiffre bi 9,300 la 10 puissance 38 mètres maanaam suñ diggante fii foofu loolu la maanaam mooy kon 10 puissance 38 parce que 38 donc c'est Saad la mooy gis nga sourate Saad mooy loolu d'ailleurs mooy 38 te mooy azal voilà azal 38 la te mooy al abad tamit mooy 38 donc voilà pré-éternité ba éternité loolu lañ ci mën a gis mooy 10 puissance 38 boobu donc sourate Saad donc moom moo ëmb Saad c'est le corps universel le corps mohammédien plutôt voilà mooy as-suratul muhammadiyya 9,300 mooy siin 9 ta siin réalité mohammedienne haqqul yaqin donc mooy 9 ak mooy 309 boobu et cetera donc voilà après am na yeneen xaqaat yu nekk ci ginnaaw loolu yëpp mais ñu comprendre que ni donc réalité yooyu yëpp dafa maanaam mbir mi dafa am ay réalité yu mu feeñal maanaam même physiciens avec les chiffres yi nga xam ne moom la ñu manipuler comme kenn ci ñoom nu mu ko waxe woon ci philosophie les chiffres gouvernent le monde comme ni ñu koy waxe ñoom loolu dëgg la mais dafa am lu mu fàtte mooy xuruf yi moo tax maarifa yëpp dafay wër-wërloo ci xam-xam boobu parce que ilmul xuruf yi ci boppam xam-xamu xaraf yi ci seen bopp ak yi làkkalu ci seen ginnaaw ñoom ci seen bopp ñooy jëmmi nekk-nekk gi ñooy jëmmi existence bi te lépp ci ñoom lay wër-wërloo ku la ko gën a mën a percer gën ko xam voilà le monde scientifique dañuy passer ay millions wala ay milliers d'années en tout cas pour mën a accéder ci benn réalité bu ndaw parce que xuruf yi parce que chiffres yi rek lañu am bu leen boroom subhaanahu wa ta'aala joxoon xam-xam yi nekk ci lettres yi ci xaraf yi ñu toj àdduna bi toutes les réalités day feeñ ci ñoom day dévoiler wu ci ñoom facilement et rapidement waaye loolu boroom subhaanahu wa ta'aala dafa am ñu ko jagleel ci jaamam bi léegi ñu ñëw kon ci tey laaj bi nga xamante ne moom mooy mais ci xel naka nga mën a taxawee saxal lool xam nga déjà wax nañ ne la même les chiffres yi nga xamante ne moom la scientifique yi livré après des études profondes pendant mën nañ ni en tout cas successivement des siècles voire des millénaires après loolu ci lañ accéder à maanaam chiffres yi nii et que chiffres yooyu rek ne serait-ce que ci buntu boobu boo ko adapté ci ilmul huruf da ngay daal di gis ay kéemtaan et que lépp ni muy delloo ci réalité yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci cosaan moom mu dellu ci borom subhaanahu wa ta'ala mais nañ xool parce que 18 bi ñu doon wax sànq dama ko fàtte mooy hayyu voilà le vivant voilà wa ja'alna minal ma'i kulli shay'in hayyin ndox mu cosaanu bi muy réalité mohammedienne bi original bi muy ndox mu cosaanu bi ci lañ defaree lépp luy dund ci jotaay bi weesoo waxoon nañ leen ndox moom bokkut ak ndox mii ñuy naan ñun voilà donte am nañu lien am nañu rapport voilà kon tey léegi nañu xool mutakallimuna yi ñoom pour ñu gis ne jawharul fard effectivement am na mooy dañu ne tey nañ supposer sama téléphone bi ak sama jaaro bi léegi ñu xool su ma jëlee jaaro bi est-ce que mën naa ko xar ñaar partie ñu ne waaw partie boobu noonu mën naa ko xaraat ñaar ñu ne waaw boobu tam mën naa ko xaraat ñaar ñu ne waaw xam nga léegi dañuy dem ba foo xamante ne lan
day am fu mu yem maanaam même ci sam xel tey boo continuer di ko dagg li gën a sori li nga mën a fi nga mën a yegg mooy la nihaaya mooy liñ naan la nihaaya mooy infini mooy fi gën a sori fi nga mën a yegg du dëgg maanaam nga ko dagg di ko dagg boobu di ko dagg jusqu'à l'infini téléphone bi su ma ko jëlee xar ko ñaar moom beneen partie bi ñaar bi ma xar ko ñaar beneen bi ci des ma xar ko ñaar beneen bi ci des ma xar ko ñaar bi ci des ma xaraat ko ñaar ainsi de suite loolu tamit damay dem di dem ba àgg infini tamit sauf que dafa am benn réalité boo xamante ne day maanaam day imposer wu ci ñun mooy ne infini bi juge ci maanaam subdivision maanaam xaajee sama jaaro bi mënta tolloog infini bi mënta tolloog infini pièce bi ma ne buñ ko doon xaajee mënta tolloog doj bi mënta tolloog bâtiment yi et cetera au moment où mbir mi noonu la demee te infini daa war a tolloog infini parce que infini maa laa nihaaya mënta mooy maa laa nihaaya mooy lu amul fu mu yem mënta tolloog maanaam mënta wuuteeg leneen lu amul fu mu yem fokk dañoo war a tolloo infini la léegi loolu moom moo lay wan ne en réalité infinité boobu noonu existé wul dans la réalité ci xel la existé mais existé wul dans la réalité donc loolu moo lay wan ne parce que infinité bi mënta gën a maanaam faaw muy gën a tuuti que bii parce que bii dinaa ko xar ay yoon di doog am lu tolloog jaaro bi maanaam téléphone bi dinaa ko xar ay yoon di doog am lu tolloog jaaro bi kon seeni infinité déjà mënuñoo tolloo kon dañuy ne dafa am fu mbir mi yem nga xamante ne loola bu fa mbir ma yemee c'est fini loola mënatuñ koo xaraat loolu la ñu tuddeel jawharul fard mooy la substance singulière maanaam mooy benn rek lay doon loolu nag mooy ne kon léegi mutakallimu ne ñoom surtout ash'ari yi parce que mu'tazila ak ash'ari yi ñoo gën a bari lu ñuy wax ci jawharul fard mu am luñ ci lu mat a bàyyi xel d'abord balaa ñuy ñëw ci beneen bi dafa am lu mat a bàyyi xel mooy ne jawharul fard du tegtale nekku yàlla déedéet nañ ko bàyyi xel nekku yàlla du jawharul fard moo ko tegtale parce que nekku yàlla façon yi ñu koy xamee gis nañ ko te ci ay xeeti dalil yu bari voilà mais yëpp amul benn de surtout ci taxawiya bi biñu nekkee ci taxawiya bi aqida taxawiya leeral nañ ko fa bu baax a baax ci ay jotaay yu wuute donte junjoon nañ ko fii lu bari bari kon kii boobu nekkuk yàlla loolu leneen d'ailleurs sax boo xoolee du même processus bi lañuy xamee ne ndax yàlla am na mais processus bi daf ñuy xamal beneen réalité bu am bu bokkut ak yàlla mooy bi yàlla amal mbir yi élément bu njëkk bi lan la maanaam ci loolu la ñuy dem mais pas élément maanaam di gën a tuuti ci nga xam ne ci lañ tabaxee yeneen yi ci loolu la ñu mën a yóbbu mais du ñu yóbbu mukk ci yàlla moom ci boppam ak amam ak ñàkk amam voilà léegi beneen bi ci des mooy ne xam jawharul fard maanaam loolu moom moo tax ku tegtaloo ci jawharul fard ngir tegtale nekk boroom subhaanahu wa ta'aala maanaam am na ñu ko def ci mutakallimuun mais démonstration bi du baax parce que li gën a rëy ci lim ñuy yóbbu mooy ne am na élément boo xamante ne ci la élément yi yëpp génne élément original loolu rek la ñuy jàngal mais du ñu jàngal ne ki amal loolu moom ci boppam dafa amoon ci cosaan et que kooku loolu noonu élément boobu amul leneen lu ko amal moo tax dañ naan la borom subhaanahu wa ta'aala du jawhar moo tax ñu naan yàlla du jawhar du gànjar ba pare du ard mooy ak gaar et cetera léegi alors que jawharu fard moom jawhar la
léegi tam mu am foofu beneen point boo xamante ne bu mat a bàyyi xel la parce que mutakallimuna seen biir ñu ci ëpp ci ñoom ñu ci baree bari ci ñoom dañoo am problème dañoo am jafe-jafe ci am loo xamante ne ci wàllu jawharul fard lu ñu mën a distinguer la te loolu il faut que mu leer mooy tey suñu jëloon jawharul fard tey par exemple bu ma jëlaatee même exemple bi ma jëloon mais sama jaaro bi ak sama téléphone bi ñoom ñaar bu ma leen doon xar ba dem ba ci cosaan est-ce que même élément cosaan bi lay am est-ce que en d'autres termes mooy tey bu ma jëlee loo xam ne weñ la ak ma jël loo xam ne xeer la ak ma jël loo xam ne plastique la ak ma jël loo xamante ne maanaam ci yeneen xeetu métaux yi la comme wurus wala yeneen ak est-ce que ñoom ñëpp su ma leen jëlee di leen delloo ba ci seen cosaan est-ce que même élément bi lay am loolu masala boobu faaw ñu posé wu ko parce que suñ ko posé wul masala maanaam suñ ko laajul suñ bopp question yi maanaam day des maanaam day am lu nekk en suspens et que réponse yi du exact kon élément yooyu effectivement da ngay gis ne mutakallimuna yi buñ ko posé wu buñ demee bu posé wu question boobu dañ naan ñun dàquñu ne lenn lu ci nekk dafa mën a am jawharu fardam maanaam façon créature bu ne mbir mu ne dafa am lu ñu tuddee jawharu fardam yaa ngi dégg sauf que bon loolu bien sûr que du ñoom ñëpp ñoo ko wax mais ñi posé wu réellement question bi ba affaire bi nekk lënt ci seen bopp ñoom ñoo koy mën a génne sauf que loolu nag il faut mu am benn élément boo xamante ne moom moo leen supérieur ñoom ñëpp parce que sinon ñoom ñëpp dañuy nekk ci cosaan amandoo te loolu tamit jàppandiwul en réalité li xew mooy dañoo am ñoom tamit benn élément bu leen génne ñoom ñëpp amal leen élément boobu nag dëgg nag moom mooy jawharatul kamal mooy bu mat bi kon ay jawharul fard ñoom ñëpp mu am nag léegi jawhar bu mag bi bu mat bi nga xam ne moo dajale yeneen jawahir yi bu ko defee yooyu nag ñoom ñooy moom mooy génne ci ay facettes yu wuute lenn lu ci nekk di nekk leneen moo tax nga gis te buñ demee ci partie boobu ci élément boobu dañ koy mën a tuddee al jismul kulli wala sax ñu delluwaat ci ginnaaw ñu tuddee ko al huyula mooy liñ doon wax nga xam ne moom mooy cosaanu yeneen yi ci des foofu la lépp déparé réalité yent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne lépp ci moom la cosaanoo voilà et que kon élément boobu maanaam dafa en fait yeneen éléments yëpp dañoo nekk ci biiram justement loolu moom moo waral par exemple ñun ñuy gis mbir yi di foog ne ak soppeeku daa am ci tey maanaam que mbir yi dafa taxaw voilà waaw wataral jibaala tahsabuha jaamidatan wa hiya tamurru marra sahab comme ni Alquran wax da ngay gis doj yi montagne yi nga foog ne dañoo taxaw sampu yëngatuwuñ te borom bi nee na wa hiya tamurru marra sahab te fekk ñoom ñi ngi romb di doxinu niiri ni niir yi doxee noonu la doj yi mel parce que lépp day wër-wërloo ci loolu dafa am solo maanaam ñu mën ko xàmmee voilà et que tey par exemple nañ imaginer li tax ngay am impression mooy nañ imaginer tey boo xoolee yow tey boo taxawoon di gis benn oto di la romb ki tëdd ci oto bi te yëgul ni oto bi mi ngi bouger maanaam imaginer ñu defaree ko noo xam ne wala ascenseur bi ngay yëg léeg-léeg ascenseur nga yëg ci benn ascenseur nga am impression que ne bouger wul mu jékki-jékki ubbeeku maanaam nga gis ne yegg nga étage ba nga jëm voilà yow mi ne ci biir doo gis ascenseur bi yéeg ak wàcc mais ki ne ci biti te mën a gis ascenseur bi moom daf koy gis muy yëngatu
ñun nag le fait que ñu nekk ci biir mbir yi loolu moom moo tax duñu gis mbir mi nan la demee dëgg-dëgg moo tax boroom subhaanahu wa ta'aala ne maa ashhadtuhum xalqa samaawaati wal arda wala xalqa anfusihim seede loowuma leen ñoom mindee fi mbinduk asamaan yeeg suuf si maanaam à travers comme li mu wax ne wa maa xalaqna samaawaati wal arda wa maa baynahumaa illaa bil haqqi binduwuñu asamaan yeeg suuf si ak li ci diggante bi lu dul ci al haqq boobu muy ruuxul Muhammad yi sallallahu alayhi wasallam mooy haqiqatul haqaa'iq réalité yi mais que borom bi ne subhaanahu wa ta'aala ne asamaan bindu asamaan yeeg suuf si ak ñoom seen bindu bopp sax seede loowuma leen ko parce que danoo ne ci biir duñ ko mën a gis kon ci kaw loolu ànd ak leeral certes mais ak xeetu tënk ci wàllu jawharul fard et que jawharul fard bu cosaan boobu noonu ñuy wax moom dañ koy wax ad-durratul bayda ad-durratul bayda voilà mooy wurus yi nga xamante ne mooy wurusu cosaan bu weex tàll bi parce que justement weexaay boobu mooy ne leer yëpp foofu lañ génnee toutes les lumières parce que ci lumière blanche lañ génnee voilà mooy al bayda voilà maanaam kon 250 0 ba 255 octets yi ci lu ne ci loolu la génnee muy 256 nuur voilà léegi al-imam Salahuddin at-Tijani alayhi ridwanu rabbani ne wa fi al-haqiqati anna al-khalqa kulluhu kana mawjudan fi adami al-adam wa fi al-haqiqati dëgg-dëgg mbir mi ni mu demee mooy anna al-khalqa mooy naka mindee fi kulluhu yëpp kaana nekkoon na mawjudan di nekk fi adami al-adam ci ñàkk ak ñàkk gi fu gën a sori ci ñàkk am en réalité mbindeef fi amoon nañ sauf nag que amoon nañ tegtalewul ne existé woon nañ ci biti déedéet ndax amoon nañ ci xam-xamu borom subhaanahu wa ta'ala et que cosaanu jawharu fard boobu mooy jawharatul kamal bi ñuy wax muy réalité yent bi sallallahu alayhi wasallam cosaanam moom mooy fondement wu lépp mooy base wu lépp et que lépp ay forme ay façon feeñuwaay la ci moom voilà lépp façon feeñuwaay la ci moom et que lenn lu ci nekk forme yi mu waroon a jël ak yi mu mën a jël yëpp boroom subhaanahu wa ta'ala ca xam-xamam bu jiitu xamoon na ko comme que xamoon na ko ca xam-xamam bu jiitu mooy comme ñun boroom subhaanahu wa ta'ala naka jekk dafa mës a xam ne jotaay bi dina am te ci anam gi mu amee lay amee te nii la ko xamee woon te nii la ko nammee woon te nii la ko dogale woon te nii la ko kattanam amale loolu nag ba dara dul xew ba dara xewul ca ajag-jag ca gannaaw loolu moo am mu ne nag ka masali rajulin kem misaalu góor benn waay boo xam ne ande nekk na fa moom muqtanayaatun yu mu denc yu mu yor mooy ay marchandise bagage fii xazaanatin ci ab magasin te trésor waqat te dëgg fekk na ahkama atte na ne xalqal baabu ci tëj buntu bi alayha ci moom kon moom décidé na ne magasin yi maanaam marchandise yi ci biir la koy dugal bu pare da koy tëj caabi ko fa hadhihi al muqtaniyat gis nga ca yooyu marchandise yooyu nga xam ne bagage yooyu mu yor mawjudatun lu am la walakinaha waaye nag mi ngi am fii daaxilil xazaanati ca biir magasin ba wa hadhihi te lii ñu wax ni tushbihu de moom mooy nuroog martabay adamul adam ñàkk gi haythu zaati fa nga xam ne
nekk borom subhanahu wa ta'ala rek ka fi nekk wala shay'ata dara bu fi maanaam kon nga gis ne kon borom subhanahu wa ta'ala moom fi mësa ne yii mi feeñal yëpp ay feeñuwaayu ci ay turam ak ay melom la te feeñuwaayu turam yeeg melom yooyu nag amewul lu dul lu ñu jaaree ci jëmmi ki nga xam ne mooy sang-sang yi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne suma topp nag inna hadha ar-rajula mooy shu'un fi naan martaba shu'un inna hadha ar-rajula waajooju fataha dafa ubbi baaba xazanatihi buntu magasin am wa hadhihi lii nag tushbihu moom mooy nuro martabatul adam martabat ñàkk am mooy l'inexistence wala le néant waxiyate lii mooy al martabatu saane ñaareelu martaba bi mooy ñaareelu dimension yi nag buñ ko xoolee comme loo xamante ne dafa maanaam dafa exister ci espace temps loolu soo ko xoolee côté boobu rek da ngay juum parce que du ay maanaam nekkul dans le temps au contraire par exemple tey bu ñu wax réalité mohammedienne bi sallallahu alayhi wasallam nekkul dans le temps nekkul dans l'espace au contraire espace beeg temps bi ñoo nekk ci biiram moom mu leen di feeñal ci ay dimension yu wuute ci ay façon yu wuute voilà et que mbir yi benn mbir day créé wu maanaam nekk fii mu feeñal ko feneen ci beneen anam feeñal ko feneen ci beneen anam mu ñàkk ko fii amal ko feneen ak yu mel noonu yëpp ci borom subhanahu wa ta'ala bien sûr moo koy def ci ndigalam mais que nit ñi duñ ko gis maanaam duñ ko mën a xam mu ne léegi kon ko ubbi na ko kon martaba bi mooy ñaareel bi allati bi nga xam ne nazara allahu moom la buur yàlla xoole taala ji kawe ji fiiha ci nekk ci moom ci martaba boobu ilal ashiya'i ci mbir yi nazara inayatin xoolu jàppandar mooy regard boo xamante ne maanaam ci jàppandal seeni mbir la ak maanaam assistance ci mbir yooyu la waxiya lii nag mooy martabatul uluhiyya martaba bi mooy martabatul uluhiyya nekk gi nga xam ne moom la boroom subhanahu wa ta'ala nekk moom dong ki yelloo ñu jaamu ko mu feeñal ci mbindeef yi yenn maanaam turam yi ak ay meloom voilà allati kon martaba bi mooy bi nga xam ne hiya mooy awwalu martabatin martaba bi njëkk bi nga xamante ne barazat moo feeñee ani zaat tukkee ci nekk boroom subhanahu wa ta'ala waxiyate mooy martabatu nazaril zaati xoolu nekk gi muy l'essence divine ila ashiya'i ci mbir yi wa i'daduha ak waajalal gim ko leen di waajalal dil wujudi ñeel nekk ñu mën a exister ñoom tamit moo tax waxiya martaba bii ni martaba la boo xam ne to alamu dañ koy xam wala tushahad te duñ jàkkaarloo moom danañ ko xam rek wa ismu hadhihi al martabati turu martaba bii nag Allah la kon nga gis ne az-zat am na kon da ngay gis ne Allah biñ naan ismullahil azam turu yàlla bu gën a mag bi en fait loolu ci beneen martaba bi maanaam la ne c'est-à-dire que kon Allah mooy tur bi gën a mag sauf que moom dafa am lu muy tegtale voilà lu muy tegtale ci ginnaaw mooy az-zat nekk gi ismu zat wa aynuha al-xaas biha boobu mooy ismullahi al-azam turug nekk gi nga xamante ne ak jëmmi maanaam bi nga xam ne moom moo jagoo ci nekk googu alors que Allah turu martaba bii la deuxième martaba bii la voilà moo tax ku amul bee yamal ci bii ndax bii sax da lay yóbbu ci bële voilà mi ngi mel ni rek nga ni président de la république ak nga ni Emmanuel Macron waaw soo amee
looy wax président de la Emmanuel Macron boo ko waxee président de la république xamuloo turu Emmanuel Macron bi garawul yow waxal ak président de la république jeex na loolu la mu ne suma topp nag anna saahiba hadhihi al xazana waaw walillahi masalul ala bien sûr suma topp nag anna ne saahibu hadhihi al xazana boroomu magasin boobu axaza dafa wala boutique bi ba axaza dafa jël dafa nekk fii ixraaji ti di génne nag muqtanayaati yi ay magasin ay marchandise am ay bagage am min zalaamil xazaanati ci lëndëmu magasin bi ila nuuril wujudi indi ko ci leeruk am ci biti nii ñu ñëpp di ko gis fataxruju mu génne ilal wujudi ci nekk-nekk yi ala hasbi ma ci lu askanoon teg li nga xam ne hiya moom alayhi ci la ne maanaam dans réalité dëgg-dëgg ni mel mu génnee noonu fa yaxruju bu ko defee mu génne az-zahabu wurus zahaban wurus wal fiddatu xaalis génn fiddatan nekk xaalis et cetera lu nekk génn nekk la nga doon mooy kon génn nañ ci suuni gis nga liñ doon wax wuyuwula liñ doon wax daal di commencer ñëw léegi nag ci shakl maanaam lenn lu ci nekk di jël forme ginnaaw al jismul kulli après nag martaba yi wuute ci la yi nga xamante ne moom mooy buruji al buruj isnay ashara mooy les 12 constellations ci lañu taxawe voilà ainsi de suite après arash kursiyu maanaam ak al qadamaani nga xamante ne moom la teg ci kaw arash nekk centre bi nga xamante ne moom buñ ko doon misaal dañ naan moom mooy Élysée Matignon mooy kursiyu wallahi masalul a'la mais ay monde yu wuute lañ voilà ko arash après kursiyu voilà après ci la ñaar fukk ak juróom-ñett yi ñëw nga xamante ne ñaar fukk ak juróom-ñett yi nga xamante ne ay ci fukk ak ñaari buruji lañu lëkkaloo lañu sampu voilà et que yooyu nag ci ñaar fukk yi ak juróom-ñett yooyu ñoo déterminer manazilul qamar yi mooy mention lunaire yi mooy le fait que weer wi di jóge ci benn mention dem ci beneen jóge ci benn dem ci beneen jóge ci beneen comme ni Alxuraan wal qamara qaddarnaahu manazila hatta adaka al urjunil qadim voilà mooy manazil yi wàccuwaay yi voilà après nag voilà voilà ci la yeneen monde yi di ñëw déjà àjjana yi mooy 8 yi voilà après asamaan yi voilà juróom-ñaari asamaan yi et cetera yooyu benn bu ci nekk di différencier wu ak yeneen yi lenn lu ci nekk di génn di amee ak neneen ci ni ko boroom subhaanahu wa ta'aala nammee voilà et que lépp di dox ci benn bés boo xam te ne mooy yawmun mashhud bis bi ñuy jàkkaarloo moo tax bu ñu gisee lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche dañuy jàpp ne même bis bi la amul différence alors que ay bis yu wuute la voilà voilà te bis yooyu ñoom ñooy baamuwaat ci ñun weer yi ñooy baamuwaat ci ñun ñooy ñëw isna asharata yawman isna asharata shahran yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum fukki weer ak ñaar la bi ko boroom subhanahu wa ta'ala di bind asamaan ak suuf si parce que te li koy déterminer mooy buruj yi ñu doon wax léegi ak ñaar fukk ak juróom-ñett yi nga xamante ne ñoom ñoo lëkkaloo ak ñoom ñoo aju ci ñoom voilà nga xamante ne ñoom ñooy déterminer kon weer wi ak at bi loolu moom moo tax moo tax ñun jullit ñi boroom subhanahu wa ta'ala
daal di yoonal ci ñun ne ñun at yi ñuy compter ci ñun maanaam bis yi ñuy compter ci ñun weer yi ñuy compter ci ñun te yoo ñoo am solo mooy weer yi nga xamante ne mooy maanaam mooy mois bi mooy datation système de datation bi mooy lunaire bi ci boobu la ñuy sukkandikoo voilà ci boobu la ñuy sukkandikoo voilà te sax parce que sirru bu rëy da cee nekk yoo xamante ne justement mooy ni boroom subhaanahu wa ta'aala amalee mbir yi nii te sirru boobu tamit am na yeneen yu ci nekk moom mooy guddi yi guddi li nga xamante ne comme gis nga yughshil layla nahaar ak wal laylu izaa yaghshaa wal layli izaa yaghshaa maanaam que ni kon guddi gi ci bopp moo jur bëccëg gi voilà wa aayatul lahumul laylu naslakhu minhu nahaar gis nga seen bokk na ci seen kéemtaan mooy ni guddi gi ci moom lañu fees génnee ci bëccëg gi kon guddi gi moom moo am en fait moom moo jiitu bëccëg gi contrairement à ce que ñeneen ñi nga xamante ne ñoom yeneen civilisation yi ni ñuy jàppee mbir mi mooy ne guddi maanaam bëccëg gi moo jiitu guddi gi alors que non guddi gi moo jiitu bëccëg gi moo tax dañ naan guddi ajjuma après ajjuma ñëw guddi altine après altine ñëw ainsi de suite te même noonu ak njuumte am maanaam njuumte amul ci globalité wu mbir mi mais ayaamu salxi nan la demee mooy fees googu nan la ban guddi juddoo ci ban maanaam ban bëccëg juddoo ci ban guddi après guddi googu tamit maanaam beneen bëccëg juddu ci beneen guddi loolu nan la demee loolu ayaamu salxi la loolu aarif billahi la ko borom subhanahu wa ta'ala wan seeni mbir mais que fan yi nga xamante ne mooy ayaamu takwir mooy bis yi nga xamante ne mooy bisu borom subhanahu wa ta'ala ni mu bindee suuf ki ne yu kawirul laylu ala nahaar wa yu kawirul nahaar ala layl ne day wërale guddi gi ci bëccëg gi ak bëccëg gi ci guddi gi mooy ñun yi ñuy gis voilà voilà mais guddi gi lay njëkkee moo tax guddi gi moo jiitu voilà et que suñuy jël suñuy datation aussi maanaam di indi ay date nañ ko jël ci loolu mais da ngay gis yaa subhaanallah ñoo xamante ne dañu war a joxe bon exemple ci mbir moomu ñoom ci seen bopp duñu mesurer mbir yi loolul ci date yi nga xamante ne moom mooy datu jant bi def ko exactement comme ni ko ajami di def mooy ñi nga xamante ne bon dañ naan ajami maanaam ñi nga xamante ne maanaam sax duñu ay jullit ñaare ni nga xam ne noonu la ñuy defee mbir mi ñoom maanaam noonu la ñuy dater seen lépp waaw bis sangam laa juddu bis sangam seen anniversaire ci loolu lañ koy teg seen anniversaire yi bàyyi buñ génnee àdduna sax ci lañ koy teg seen anniversaire yi maam noonu seen date dootu retenir tuñu dara ci xew-xew yi nga xam ne moo xew ci seeni dund wala ci dund yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo am solo fa ñoom lu dul ci janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre ci loolu rek lañ koy natt alors que ay jullit lañ ñun te budul dara maanaam secret bi ci gën a mag mooy jëmmi le fait que ngay sàmmonteeg loo xam ne sunna la doy na sëkk comme gëneel te mooy secret bi ci gën a mag am na nag yeneen i secret yu ne ci ginnaaw bokk na ci yi nekk di wax ni borom subhanahu wa ta'ala ni mu amalee mbir yi alquran ni muy waxe ba pare naan minha ashhurun min arba'atun hurum bokk na ci ñeenti weer yi yoo xam dañ ko xormal et cetera affaire yi du neen maanaam du ay caaxaan voilà moo tax loo ci gis da ngay gis ñu war a wax ne par exemple nangam mi ngi xew na date anniversaire 100 ans nangam am na ñu def ko ci date anniversaire fekk weesu na wala yu mel noonu wala date anniversaire ci nangam 50 ans ndekete 50 ans bi daaw la woon wala daaw gi et cetera loolu moo koy indi wala yeneen ak yeneen voilà parce que loo xam ne masalan day répété wu chaque année loolu boo ko bëggee aj ci calendrier wu grégorien bi da ngay juum ci lu bari ci nombre yi parce que yow da nga naan nangam 1900 nangam date sangam 1900 rek yow ci loolu nga koy teg boo ko tegee ci loolu affaire bi day dellu parce que tey imagine 2015 gàmmu am na ci ñaari yoon fin wu année bi maanaam début année bi muy janvier ak décembre ci année grégorien bi yow imagine léegi ngay calculer noonu 1982 tamit ñaari yoon la gàmmu am janvier ak décembre
léegi toppal loolu nga bëgg a natt naag daal depuis 1902 première gàmmu gi nangam nga di ko nattee noonu léegi nga yegg ci sa maanaam da nga yegg ci sans fekk weesu na bu yàgg voilà léegi nag martaba bi nga xamante ne ci la lépp différencié wu waaye martabatu salisa mooy ñetteelu martaba bi haythu tukhraju ashya foo nga xamante ne dañuy génnee mbir yi nag minal adam jëlee leen ci ñàkk am ilal wujudi indi leen ci am comme niñ ko gisee wa hiya martabatul asma wa sifat loolu mooy martaba turu yàlla yi ak ay meloom gis nga kon pour tënk fal martaba yi kon salaasatu ñett la az-zaatul muqaddasa nekk gu kawe gi gu sell gi nga xam ne takkul dara luñ koy dindal jegewul ak wàññeeku ëppante na ak xel yi ak xalaat yi xol yi mënuñu ko daj bët yi mënuñu koy tegu ak martabatul uluhiyyat martaba nekk boroom subhaanahu wa ta'ala buur bi nga xam ne mooy yelloo ñu jaamu ko moom donc nga xamante ne ci la nekke moom boroom subhaanahu wa ta'ala yelloowee maanaam le fait que ñu jaamu ko moom kese muy martaba boobu nga xam ne moom la dajale tur lépp li nga xam ne moom mooy relation bu mën a am ak mbindeef ak wa martabatul asma wa sifat ak martaba tur yàlla yi ak melo yi muy ñetti martaba yi incha allah taala ci jotaay bi di ñëw ci la ñuy ñëw ci benn bu ci nekk ci yooyu incha allah an yam foofu wallahu taala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin